bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum képp ku toog jàkkaarloog ñun muy télévision Futur Média ñu ngi lay nuyu bu baax a baax nuyu bu baax kilifa diine yeeg kilifa aada yi di leen ziyaara di ziyaara itam xalifa généraux yi ñaanal leen gudd fan bu ànd ak wér ñu ngi seet itam maladie dugg ci biir hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi di masalu coono na nga xam ne ñoo fa nekk yal na leen yàlla yëkkati ca barab yooyu macha allah sàmmal ñu itam acteur yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu santé nuyu ñeneen ñi tam ñu soxla ñu ñaanal leen yàlla mooy ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw yal na yàlla féexal leen bu baax a baax a baax bu ko defee ñu gaaw doxi seeni soxla ñu ngi leen di nuyu di leen fàttali sunu numéro téléphone 88 la 628 22 22 88 628 04 05 gis ngeen ni programme bi di tëddee El Hadj Pape Cheikh Diallo ñu ngi koy souhaiter la bienvenue macha allah di leen nuyu bu baax waaye di wax itam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di tàggee sunu benn yaay sunu xarit sunu soppe di woon sunu yaay bu bëgg télévision Futur Média te li may wax ay mbokkam xam nañ ko bu baax maa ngi wax sànq madame Ndour ma ni ko dama fàtte rek ndax tiit ma jàpp démb ba ma ko yëgee nekkoon bu dul woon loolu damay ànd ak waa télé bi ñu dem jaale ko wax dëgg yàlla muy soxna Awa Sey Ndiaye macha allah ñuy ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm yóbbu ko ca aljana yi gën a kawe macha allah yal na ko yàlla def ñu ngi présenté suñu njaal à toute sa famille. di jaale itam waa kër Kiné Gaye macha allah xale bu baax bu amoon njëriñ xale bu am lislaam xale bu jullite ñu ngi koy jaale waa Tiwaawoon di teg suñu jaal ci loxo xalifa général macha allah ñu ngi koy nuyu moom itam di ko ñaanal gudd fan te wér yàlla na fi yàgg lool yàlla defal ko jàmm ma leen di wax yéen itam salaamaaleykum doy baan yi xew Dakar day tiitalaate dañu passé week-end bu doy waar bu ma la waxee bonne reprise ni ma ko waxee Pape Cheikh Diallo di la wax naka waa Milan macha allah ñu ngi sant ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér di ziar waa Pire Sañoxor Baye Bardo mi ngi lay nuyu ak sëriñ Mansour Cissé xalif bi ak sëriñ sëñ Maodo Cissé notable yi fa nekk yëpp tamit waa Milan ñi ngi lay nuyu ñi ngi la doon xaar gisuñu la dëgg la di nuyu consul général bu Milan monsieur Diouf ak ñi mu doon liggéeyandool ñëpp ak ñi ñu bokkaloon forum bi yëpp ñu xarañ lañ fa wuti woon daal yal na ko yàlla yombal lépp luñ fa nas pour que mu ñëw fii ci réew mi rek yàlla indi ko nu mu gën a gaawe li nuyu moo commissaire Dramé ñu koy nuyu ci moom laa doon dem di ko ziar bu baax commissaire central El Hadj Cheikh Dramé ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ne buñ la fi séenee nga toog warut a jaaxal kenn maa ngi koy wax léegi bi ma naan maa ngi ziyaara akub ñaanal yàlla suñu bàyyi sëñ Babacar Sy Mansour ak mboolem xalifa lii nga xam ne xew na rek ci week-end bi ñu dundandoo ko ñun ñëpp mu jaaxal ñu day sax seddal yaram doo xam nooy def kon waxtaan bu mel nii bu ñu ko yëkkatee ñu ne salaamaaleykum nga njëkk fi teew dañuy xam ne jaadu na moom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ni ko mu dal ak jàmm. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu Ndoye Bane di la nuyu soxna si di nuyu waa Sénégal. di xamal ne dañoo teew ci ndigali suñu ay kilifa. dëgg la. bu police nationale. pour aussi baax na ñun léegoo-léeg ñu génn wax. expliquer leen dalal xel yi. ba pare bokk ci ñi nga xam ne ni ñun ñoo yore sécurité. dëgg la man maay commissaire central bu Dakar. ñu may wax commissaire El Hadj Cheikh Dramé. nekk chef du service. régional de sécurité publique. Très bien. parce que pour comprendre lan la signifier. mooy ñun ñu ngi bokk ci direction de la sécurité publique. d'accord. ku ko jiite di commissaire Ibrahima Diop. moom compétence nationale la am. léegi Dakar mu am commissaire central. ginnaaw commissaire central Dakar am na aussi yeneen ñaari commissariat centraux muy commissaire central bu Guédiawaye ak commissaire central bu Rufisque mais ci commissaire central bu Dakar ñaari centraux yi ci moom la ñu bokk. boo ñëwee aussi ci commissariat central am na ñaari branche yoo xam ne ni dañuy jël compétence commissaire central bu Dakar mooy le corps urbain ak la sûreté urbaine sûreté urbaine mooy gérer tout ce qui est police judiciaire moom moo koy gérer corps urbain bi moom mooy gérer les hommes en tenue
mooy ñu sol tenue donc mooy gérer compagnie circulation. mooy gérer CSI ak Sierra xam naa buñ ci duggee nañ la ko expliquer. dëgg la mooy gérer li nga xam ne ni mooy nekk ci voie publique bi. police judiciaire moom mooy gérer les enquêtes mën na nekk administrative mën na nekk enquête judiciaire. Administrative mooy yi nga xam ne moom la ñuy jot ci autorité administrative yi. mooy appuyer aussi yeneen commissariats yi pour bu dara amee mu ñëw appuyer leen du fait de sa compétence régionale. Au niveau de Guédiawaye le commissaire central de Guédiawaye couvre secteur Guédiawaye bi Pikine dañoo commissaire central Guédiawaye mais compétence bi Guédiawaye la Pikine le département de Guédiawaye Pikine Kër Massar une partie li nga xam ne ni moom la police di couvrir. boo demee Rufisque moom aussi mooy gérer le département de Rufisque ak commissariat yi fa nekk donc noonu la police tënku mais ñun ñëpp ñu ngi boo xoolee ñoom ils dépendent de vous yow vous dépendez du directeur de la sécurité publique. Tout à fait. moom il dépend du directeur général de la police nationale. leer na qui dépend du ministre de l'intérieur. parce que direction police nationale dañ ci ministère de l'intérieur la bokk. donc noonu la tënkoo yow nag yaay coordonné li yenn kii ci biir Dakar. donc moo tax bu dara amee biir Dakar. laaj na nga leeral. dëgg la mais sécurité globale la ñëw ma pour comme commissaire central. mais dama ñëw. pour représenter police pour yenn questions yi. mën leen ko leeralal. jërëjëf ci teewaayu Ndoye Bane ndax bi mu nekkee Milan laa ko interpellé sax ni ko Ndoye Bane faaw nga defaat sa mënin dugg ci sa wetu ni ma ko waxee sa collègue yi. nga wool ñu leen ñu ñëw teew parce que ñun jaaxle nañu lool commissaire. li nga xam ne dañ koy gis Ndakaaru léegi wax dëgg yàlla daan nañu ko gis. juddu nañ fi màgg fi waaye gis nañ ne délinquance bi day gën a yéeg. insécurité gën a toog yi nga xam ne dañ ko daan dégg ñun ci ay dëkki jàmbur defuñu sax naka lañ koy waxatee waxuñu sax ne yeneen dëkk yi rek la xew mais dafa mel ni. fii léegi daf fi dëkk si. xaw ma ndax comprendre nga li ma bëgg a wax. si xam naa comprendre na baax dañ daan dégg dëkk sàngam bëggumay lim tur ñu ne fa la xew mais ñun léegi ñun ñoo ciy teg. sunu bët Ndoye Bane sunu doom yeeg sunu waa kër. waaw kër yi ñoo koy def. waaw bu njëkkoon suñu rayaan nit fële. waaw dañ naan non du sénégalais. waaw kañ dégg nga ma. non du sénégalais. mais gi sénégalais yi ci boppam ñoo dàq rey sax ñooñee ñu ko daan. lii mooy sama laaj bi nag. lan mais loolu lan moo soppeeku ci diggante bi. waaw merci xam nga dañoo toll ci jamono mondialisation. la xew feneen rek mën na fa xew mën na xew fii ba pare bu ñu fàtte réseaux sociaux yi bu ñu fàtte éducation yi mooy les facteurs sécurité globale la sécurité Sénégal muy commencé ci frontière du Sénégal yi nga xam ne dañ ko tenir ak ay patrouilles yuy am ci biir armée mu ngi taxaw gendarmerie mu ngi taxaw police mu ngi taxaw police principalement urbaine lay gérer mais force bu nekk yaa ngi def sa participation. même la sécurité économique avec la douane léegi phénomène bu nekk rek jamono bu nekk rek parfois di nga toll ci benn jamono mu mel ni dafa am benn genre délinquance da mel ni day yéeg. waaw bu ko defee nit ñi ne léegi de lu doon am mbala lu doon am na. dëgg la mais loolu signifie woon ne force de l'ordre yi ñu ngi sur le terrain ndam de yu bëri dinañ ko wax ne am na mbala mu ngi juddu mbala nangam mais bu ñu la waxee ne tey de janvier. ou bien ba léegi ñu ngi ci plus de 28 000 personnes interpellées. janvier ak léegi. dont 22 047 à Dakar 4 000 et quelques déférés au parquet xam nga loolu bari na léegi da ngay toog nga ne lan la police lu muy gën a xeex mooy les bandes de malfaiteurs. dëgg la tey bëgguñu nit romb suñu ay frontières ak ay ngàndaay ñëw dugg ci biir Sénégal def yenn attaque. bëgguñu ci biir ville bi ay nit du organiser wu pour def ay attaques yooyu mooy priorité bi moo tax y a une forte présence de la police parce que loolu nit ñi parfois dañuy foog ne police dara di am rek mu jox déedéet. police mu ngi teew mu ngi def dispositif am. opération xam nga lu may wax toujours dama wax ne toujours may collaborer dama wax ne bu dara amee ñu dem élucider ko c'est très bien. waaye le mieux mooy tray ba loolu bu mu am. dëgg la te tray boobu nag ba loolu bu mu am moo tax parfois bu ñu la waxee nombre de personnes ñu demee ak le nombre de bandes démantelées boo ñëwee ba tey ñoo la y a plus de 58 bandes démantelées donc y a de quoi c'est parce que bandes yooyu ñu démantelé moo tax infraction bi amul.
te crime yi ngeen di gis xam nga fu nekk nii Dakar pour vous donner le cas depuis boobu léegi on a eu 13 cas secteur police de crime mooy de meurtre quoi. ci 2 mois yi wala nit yu dee quoi nit yu dee. ci 2 mois yi wala ci 1 mois bi. non depuis janvier ba juin. on a 13 crimes 13 yoo xam ne nii nit yoo xam ne faatu nañ mais ñu faatu noonu boo xoolee pour vous dire xam nga taux d'élucidation national bi maanaam taux jàpp ñi nga xam def nañ ay njombe on est à 99% ba au niveau national. donc mooy ñaare dañuy feeñ. mooy ñëpp presque dañuy feeñ 99 mooy benn mooy parfois des te bu des parfois xam nañ ko mais dañuy recherche waaj mu daw. dëgg la mais yuy am le plus souvent yuy am mooy xeex entre ay xarit xeex ci biir kër xeex ci leneen ak leneen. donc 13 yu am Dakar pour vous parler des statistiques yoo xam ne day précis mooy ñi nga xam ne nii xeex nañu jamante mbala yenn événements yi am mbala mbiru kër. parce que su ma kii woon mën naa la génne woon la yëpp ak seen cas nga xam comment ça s'est passé. donc cas bu créé émoi bi les deux mooy bu am Pikine. mooy la dame. ki ne gañ. mais la dame la. na ko yàlla yërëm. dañuy gis ni presque mu bare dañ ci bind femme bi dafa ëmboon. ñuy bind ci naan bind ci ay information yu bari yoo xam ni. temps yi defuma xalaas waaye jotoon naa ci ay xibaar que ni waxtaan nañ ci ngeen ni ñi ñu bari ñu ne ëmbul woon maanaam yu bari dañ ko dégager information bi ñu amoon il y a 3 jours ci ginnaaw. waaw ak bi li nga xam ne moom la autopsie bi génne c'est différent lan mooy dëgg gi réellement. waaw xam nga parfois on évite de parler des enquêtes mais am na communiqué mais mbir bu amee ñu ne dara am na dafa am ñoo xam ne dañ ci profité. d'accord peut-être pour. garaawal ko xam nga léegi ak YouTube yeeg les gens il y a l'aspect commercial. ñii dañu gën a def kii pour. ci sensationnel puis voilà d'autres dañu tirer ci sensationnel. am na ñoo xam sax def nañ bay def ay montage mbala yooyu pour créer benn. psychose mbala peur. mais lu am mooy jàpp nañ ko def te ki ko def ko jege woon la donc ñu ngi revenir sànq ci lu ma lay wax mooy très souvent cercle bi la xam nga ñun lan moo ñu doon métti police nit ñëw génn def bande attaqué ñu ne nangam def na ni rey na nit bala nangam su boobaa di nga ne man kat suma dispositif bi de am na foofu fa xam ne nii fayir na fa mais yow boo Dakar mais 2 heures du matin ñëwal Almadies demal biir Plateau. waaw demal Parcelles Assainies mais nii dañu mel ni ñu ngi ci bëccëg bu sécurité amutoon est-ce que loolu dina am léegi yenn phénomènes yu am mooy yeneen kii action yi ñu gisoon au cours des combats de lutte la. am ñu ci profité loolu ay dispositions jël nañ ko waaye xam nga cercle restreint du lutteur d'ailleurs ñu ngi ci félicité benn lutteur parce que démb bu ñu demee ba identifier lu xawoon fële si Kambaaw mais lutteur bi moo jël waaye dama yóbbu ko. moo ko yóbbu mooy Siteu parce que ñoom aussi ils doivent participer. tey police mënu ñëw taxaw ci ginnaaw lutteur bu nekk na ko dema léegi mais mën nañu encadrer booy pour ñu dem defi seen kii que ce soit lutte que ce soit navétane que ce soit leneen leeral pour revenir ci ndaw si amul ñun benn élément bu ñu wane ne dafa ëmb maanaam ëmbul pour être précis. wax ji leer na ëmbul ndaw si ëmbutoon parce que mbir bu amee dafa am lu police moom am lu médecin yi moom légiste yeeg yooyu ñun dañ koy laaj. police nag am na police scientifique. police scientifique boobu moo lay permettre ñu remonter ba am ne kii la kooku aussi bu mu ñëwee ñu wan ko xam nga ndoy baan su ma jàkkal man ne lii nga takk ni montre la nga ne ma du montre su kii ne la waaye xoolaata sa bëri li nga xam ne montre nga takk donc loolu mooy rassembler preuve mais ñun lu ñu wax mooy y a toujours la présomption d'innocence mooy ñun dañuy dajale jox tribunal ñun enquête la ñuy def. le procureur mooy poursuivre. donc enquête bi nag pour ñu yombal ñun poursuite procureur loolu il faut ñun ñu def kéemti lay kàttan ba nga moom bu téyee mu dem liggéey police bi nag pour aussi autorités yi dañoo conscient ci loolu moo tax bépp moyen nu mu gën a sophistiqué ni mu amee doole nu mu gën a baaxee pour enquête yi jox nañu ko police parce que boo xoolee rapidité taux d'élucidation yi. nga xam ne yaa quand même. yéeme na gaaw na quand même waaw yaa quand même beaucoup de choses. liggéey nga donc mooy sécurité benn état. du caaxaane sécurité te état du Sénégal comprendre na ko. parce que sécurité bu amul benn économie du dox. mais souvent da ngay dégg. souvent doy baan beneen leeral bu may bëgg rek. macha allah ña nga xam ne ñoo daboon xale bi yor jaasi. di nangu motoom gis ngeen leen. waaw xam nga boobu tey. boobu aussi kooku aussi ba mu ko defee lañ jàpp kenn ki. keneen ki identifié ko di ko recherche moto bi ci lañ ko dem retrouver boobu booy bi jot na moto xam nga loolu yëpp.
mooy lu may wax rek tey yow Ndoye Bane su fekkee ne yow kii yéen a nekk si benn néeg yéen ngeen xuloo nga jël tesoom bala nga jël paaka jam ko est-ce que police mun na taxaw foofu. non loolu moom. waaye luy naqari police mooy su fekkee ne yow da nga organiser wu génn ci biti moo tax sànq pour préciser on a démantelé 58 bandes. fii ci biir Dakar. Dakar on a 47 régions yi le reste ñooñu ñëpp dañ leen di tënk balaa ñuy def dara. xam nga boo fàttale ko Ndoye Bane délinquants yi ñoom aussi dañu organiser wu. mais souvent dañu planifié wu. am seen communauté. am seen i kii mais yow police mooy anticiper ci loolu. mais da ngay dégg population bi ñu naan policiers yi xam fu bande yi ne dañ leen a jëliwul. très bien yow touché nga benn point bu sensible mooy la collaboration gis nga Sénégal police. day remercier toujours la population sénégalaise. Sénégal. population bi wóolu nañ seen police su ma nee police nag dans le cadre général la rek police gendarmerie armée ñeneen nag douane ñëpp parce que dañu dénoncer nekku ne police am na mooy technique ak mais ña koy dimbale mooy population. te ña ko doon def ba léegi ñu ngi koy def. parce que sécurité bi buñ ko buñ ñëwee bàyyee ko police. yow ma ne yow buñ paree mën nañu ànd suba ñu dem def sport. suba ñu dem def leneen mais sécurité bi c'est global ñëpp a ko bokk. la population sénégalaise réussite police yu bëri nii du police xare ñu police kese de. déedéet population moo ci participer. c'est que li xaw a heurté population bi mooy. 14h 16h day jot. nga gis groupe personnes 15 personnes ay boy yor seen i moto yor seen i jaasi di agressé nit ñi ba ci gundara kàmm loolu mooy population est-ce que mënuñu def te la police partout maanaam doo dox 500 mètres wala 1 kilomètre yoo xam ne gisoo ay police mel ni boo nekkee mbedd waxuma ñuy defar circulation bi de xam nga Ndoye waaw police sànq maa lay leeral ma ne la boo demee commissariat central ñaari branche la branche buy sol tenue ak branche bu du sol tenue man yoroon naa branche bu du sol tenue mooy BR non sûreté urbaine mais boo demee ci commissariat yi mooy les brigades de recherche tey boo gisee tey efficacité yi ngay bëri c'est parce que ñooñu ñoo gën a bëri ñooñu xam nga tey bu dara amoon tey nga ñëw jóor ay policiers yu sol tenue ñu ne ca dana fës de danañ gis mais am na yenn yoo xam ne tu n'as pas besoin de ça tu as besoin d'éléments en civil yoo xam ne ñooy ñëw neutraliser ñooñu génne leen ci foule bi ba manifestation bu du am problème tey soirée bu amoon tey Nirvana mbala feneen xam nga sax mu ngi am Vogue mbala yooyu nga jël ay policiers entre ñu ñëw dugg ca biir mais bu ñu duggee ca biir dañuy def da nga yàq gi mais pourtant ñu bëreen fa en civil et pourtant ñu ngi def seen liggéey mais ñooñu la ñuy wooyee beer mais man mi arama yëgal li rek waaw te fu mu ne nii boo xoolee tey Dakar yaa ngi jaar corniche bi mais yaa ngi fay gis ay benn dispositif les oto yu ndaw yi ngay gis dispositif boobu dispositif antiterroriste la di nga gis oto yoo xam ne ay pick-up lañ yooyu yeneen dispositif de maintien de l'ordre la ak dispositif yoo xam ne ni pour intervenir signal nañ fenn fu ñuy agressé ñoom ñooy dem keroog lu amoon zone de captage ba ñu mën a maîtriser gars yi c'est parce que la police était là-bas mooy cité ba mooy waaju jëndoon jaas bu mu laajte léegi avant les faits fekk na mu maanaam nekk chaque guddi fu mu ne nii chaque guddi ak bëccëg y a un programme de sécurisation. mais c'est que Sénégalais yi suñu gisul tenue rek dañuy yaakaar ni policier nekku fi. non mais mooy ma la xam nga tenue yi bëri na. waaw Sénégalais bu dul gis tenue. waaw mooy ku dul génn guddi. wala waaye bëccëg ba kay yow boo génnee sa yaa ngi gis compagnie circulation déjà. ak élément commissariat yi. mais bu dee na guddi la. nga génn mais génnal guddi nga xool. booy génn di nga gis une forte présence déjà des éléments en kii bi parce que aussi quand même moyens yokku nañu effectif bi yokku na. effectif bi dafa quadruplé. donc y a suffisamment d'éléments. mais agression yi fi ñu ko mën a gën a gisee mooy par exemple soo ñëwee Grand Yoff ay zone de captage autoroute ci autoroute bi ci circulation bi su embouteillage amee ak dans la banlieue loolu noonu ban stratégie ngeen mën a teg te encore heure bi muy am mooy entre 18h jàpp 19h jëm guddi est-ce que teg ngeen ay stratégie yoo xam ni dina mën a xañ gaa yi pour ñu liggéey parce que embouteillage bi su amee ci loolu leen jékki-jékki benn 3 personnes wala 5 personnes génn seen i jaas yi daas ci tali bi rek nit ñi yuuxu population bi mais yow waaw xam nga loolu amatul yow est-ce que ay daas paak ak bandi est-ce que juddoon nga ay yooyu yu bëri amatul mais li ngay wax dama koy seedeel damay seedeel police parce que
jamono ay 99. moom xam na li may wax da nga daan gis ci benn zone fële suñ ko mënee lim côté ñaari tali ñoo xam ne dañuy daas paaka ni di xeex. ñii nit ñi di leen gis mais léegi loolu mi ngi am léegi mi ngi am moo commissaire loolu. non dañuy taxaw yor seen ay léegi xam nga dañ daan dox jamono yooyu. non xaaral ma la mais léegi ay moto la ñuy yore. yor seen i pompe. xaaral ma def simol di groupe di daw. ok tu as dit le mot. waaw simol. mooy simol buy am mooy occasion lamb yi. ak nawetaan yi xam nga wax naa la ko léegi te yaa ngi wax stratégie parce que y a une stratégie sécurité mënoo ko def sans nga am stratégie nga xam nga stratégie du la ñëw toog ci plateau di ko wax. yow ba nga defee constat xam nga tey kuy jàpp bu ñu nee ñëwee la on a plus de 22 000 personnes interpellées tu dois te dire mais pour lan mais loolu bëri na soo ñëwee ñëwee la 58 bandes jàpp nañ leen ba nang nga ne ah. mais pour lan parce que ñooñu dañu leen di neutraliser mais am na dama la bëgg expliquer benn affaire en dehors de ça on a saisi 22 000 scooters 22 000 loolu la nit ñi gisul xam nga lu ñu gis benn fee bu am ñu ne ah nangam ak nangam ak nangam mais leneen lu ci suuf ak lu ci biir. loolu moo tax tey le sens de ma présence pour expliquer leen ne dispositif mu ngi fi stratégie mu ngi fi. banlieue bi fu mu ne nii tey V23 et boo demee tey guddi da nga fa fekk dispositif. buñ fa teg buntu Pikine ak nangam buñ doon signal mais di nga fa fekk dispositif. Rufisque boo demee zone yu gën a kii di nga fa fekk dispositif. mais am na ay parties yoo xam ne ni par exemple tey ay zones yoo xam ne ni c'est des zones de forte concentration de population. et crime yi malheureusement yuy am. c'est au niveau des familles. docteur maa ngi ne docteur benn docteur mi ngi lay bind mënumaa jëw. am na kuy wax ni ma naa la laaj fan moo gën a dense est-ce que di ngeen ko mun wax nit ñi xam. ñu ne par exemple nga wax quartier bi gën a graaw est-ce que mën nga ko wax keneen di wax ne na waaw ay question la waa communauté Facebook nag ñëpp a ngi lay seetaan tey macha allah nee nañu. nga wax ñu kañ ngeen di wàcc ci def descente ci forêt classée bi. nee na bu mbaaw waaw nee na kañ ngeen fay def descente nag foofu gendarmerie defe naa ñoo waaw ñoom mais même su fekkee gendarmerie moo ko moom fan yi suivre naa leen ngeen def opération très bien opération mais xam nga boo ne kañ rek day fekk defaloo opération xam nga te boo ne kañ ñu daw itam justement non pas mais xam nga foofu gendarmerie moo ko non Ndoye Bane mais ñoom def nañ benn opération commune fan yi waaw la sécurité est globale ñun amu ne non police gis na fi ne ñu ne fii police moo fa nekk di xaar gendarmerie mbala gendarmerie gis naa naan fii police moo gendarmerie moo fa ne naan damay xaar police loolu amul. mais li ma gis week-end bi mooy fusion laa gis. on travaille ensemble xam nga lu ñu bañ gendarmerie mooy opération commune mooy opération ñuy def te yooyu da yii la nit fësal bi la nit ñi gis mais yooyu chaque jour la gis nga police gendarmerie ak ñeneen ñëpp ci yem sécurité lu ma la wax global la. ñëppay participer. dëgg la ku nekk def sa rôle fu mu ne nii zone non droit amu fi du loolu du am. ay zone bii non droit la déedéet. non loolu mënul am que ce soit dans le secteur police ou bien mu nekk secteur gendarmerie non droit amu ci. mais darkase yi dafa taara. non xaaral ma yëgali rek mel ni police ak gendarmerie dañoo ragal darkase yi. darkase yi neexalul kenn. xaaral ma yëgali mais joxal précision dar ñun ñu ngi jooy lii ñu mbaaw nii non est-ce que commissaire yi forêt classée mbaaw waaw foofu c'est ay combattant fa nekk di làqat toog fa leen dëkk xaw ma commissaire dañ fa ragal ko. Ndoye Bane non nu mu la expliquer mooy forêt nga wax forêt. waaw xam nga forêt dispositif de patrouille nga fa mën a def tey ñu ngi lay wax ce qui se passe à l'intérieur du pays ou bien au sud du pays. où il y a des opérations de ratissage forêt ratissage nga mën a def comprendre mais yenn zones yi nga xam ne comme lu ne zone bi dafa dangereux ak zone bi dangereux ñun duñ ko accepter. parfois nag ñu ñëw benn zone ba xam ne ni configuration bi mooy poser problème on a loolu à certaines cités bon c'est pas la peine ñu citer ko mais am na par exemple des cités yoo xam ne ni habitation spontanée lay nekk. balaa ñu leen fay dindi di leen dëgër ñooñu dafa ne parfois ña fay dugg mën na manque vigilance parce que parfois du ñu xamante mbala concentration population ba fay ne mooy tax yenn zones yi pour police bi day nekk difficile d'accès loolu moo waral ci opération yi amee mbala ñuy wax commissaire secteur bi mbala commandant brigade secteur bi mu koy def priorité
ci programme bu muy def. mais soxna si pour vous rassurer. ay kàcc bi ak ay fële moo gën a dangereux. te amul. jërëjëf ci lim ñu rassuré mais am na zone yoo xam ne nii nu ma la expliquer. waaw par rapport ak configuration bi. mooy wane ne moo gën a propice pour délinquant bi mu commettre benn action. que yeneen zones yi nga xam ne nii configuration bi doon. mais il y a des cités. mel ni ñu jégal ma ci kàddu cité imbécile mi ngi ci dëkk bi ay yu garaaw di fa am. gis naa ne ba nga koy tudd am nga problème. waaw cité boobu defe naa bi ngeen fa dugg nga fa yow mii dugg nga fa yàgg sa gars yi yëngal fa ñu déplacé wu am na fu ñu dem am na fu ñu ne léegi xam nga fa xam naa fa. xam nga lu ma seetlu xam naa liggéeyu policier la commissaire a ngi wax mais xam naa ne bàyyiwul lépp daf ko ñàkk. waaw mais ñoom duñ wax lépp loolu laa gis ci ñoom duñ wax lépp. parce que loolu dafa ñàkk yëf yi ba léegi stratégie yi tax. bu doon Eva la mu bàyyi mu tas mais moom daf ko cadré ba tey. cité yu mel noonu yéen a ngi ciy def lu am solo gendarmerie a ngi ciy def lu am solo mais gars yi du quartier maanaam nga ne quartier nangam. fa leen dëkk. non dafa am fu ñu dëkk foo xam dañuy xëy ni ngay xëyee dem liggéeyi TFM. waaw ñoom noonu la ñuy xëyee ca cité boobee wala ca Darkasa ya wala ci grotte yi. ci fay ci géej gi noonu ci grotte yi am na ci ñoo xam ne fa leen dëkk dañuy xëy dem liggéeyi mooy dem agressé ji soo résister ñu jam la paaka la góor la jaasi nga faatu ruq yooyu noonu police xam na fa gendarmerie xam na fa te nit ñi dañ ko ñun ba ñu nekkee xale ba léegi ñu ngi ñuy wax genre milieu yooyu. naka la ñuy xaar jour toog bett def opération bu mag jëlee leen fa fermer ko complètement mooy lu ma la wax rek. ba su ma waxee. dama leen ne la sécurité elle est globale sécurité. ñëpp acteurs yëpp la te nee naa la loolu ngay wax ay organiser wu génn def moo waral ñu interpeller plus de 58 bande mooy ñu organiser wu nga xam defuñ lu dul agressé loolu mooy seen rôle. sites yooyu ngay wax nee naa la c'est des sites yoo xam day nekk benn habitation spontanée par exemple nga cité ne mooy cité bi nga wax léegi noonu. ba ne déplacé wu nañ ñu ngi zone de captage pour être précis. donc autorité bi. sensible na ci. pour xool ne la waa xam nga lan mooy problème bi parfois cité yooyu. le plus souvent ñu fa gën a bari ay étrangers lañu. ñu fa gën a bari ñu fay ñëw mooy ñi nga xam dañuy ñëw rek jël kii dem occuper lieux yooyu. léegi nag lan mooy priorité pour la police mooy def en sorte le temps ñu dindi leen fa mbala le temps ñu reloger leen fere ñu ñëw occuper ko def fa teg fa seen bët ba nga xam ne dara du fa am kañ nga gëj a dégg foofu ñu ne la dara am na fa. mais parce que y a une forte présence de la police xam nga boo xoolee nu mu tudd Dakar mu defal la tuuti un peu d'histoire Dakar y a toujours la création de certains quartiers. bu ñu indi woon cartographie. waaw mooy dafa am urbanité moo mel noonu. dafa am ay xëy na habitation spontanée lay nekk. dañuy ñëw rek nit ñi ñëw nga am sa benn mbokk mu ñëw nga héberger ko keneen am mbokkam ñëw héberger ko mu nekk ay habitation spontanée. su fekkee ne état ñëw na pour defaraat ko il faut que état ñëw def benn programme d'urbanisation mooy génne tali yi génne kii bi def éclairage bi indi ndox indi courant mooy li nga xaw baraka bu njëkk xam nga ñu yaa ngi ko doon cité. fu mu ne nii mais boo fa demee c'est une cité moderne. alors léegi noonu la évolution yi di demee. moo tax ma ne la police nag bu gisee loolu day anticiper mooy li nga xam ne ni mooy wàccam moom mooy rôle am da koy assumer. et les autorités de police les autorités du ministère de l'intérieur dañ ci sensible ba pare ñu def orientation ngeen def programme ak planning de sécurisation ngeen présenter leen ko. waaw mais lan la leen di def tey jii soo leen defee seen enquête dem jàpp ay délinquants yu bare bari enquête leen def BPV mu leen ne ñii ñoo def ngeen déférer leen ñu tëj leen. 6 mois après nga demande patrouille jàppaat les mêmes personnes ñun ñan ñoo leen di libéré. mais Ndoye Bane da nga ciy dugalaale nga may ma tuuti da nga ciy dugalaale bu ñu dee wax ne dañu gracier ay prisonniers dañ leen gracier ñan la ñuy gracier est-ce que koo xam ne tey def na crime bu mag dañuy xëy rek ñu ne gracier nañ ko parce que nangam ak nangam. gaa yaa ngi jàpp mais koo jàpp ñu libéré ko kan mooy libéré. léegi bu ma ñëw li ma gën a métti Eva il faut wax ko. waa droit de l'homme ñu bàyyi police ak gendarmerie ñu liggéey. droit de l'homme suñu reyee nit doo dégg ñu wax ci su policier defee benn erreur wala gendarme def benn erreur waa droit de l'homme jóg. rey yu bari yi am ci dëkk bi dégg nga waa droit de l'homme. jërëjëf waxuñu ci àdduñu ci
ma àggali sama laaj liggéey. dañuy dégg ne dañuy gracier ay nit. ñu bëggoon xam bu ñuy gracier naka lay demee est-ce que Eva dina def crime bu mag ñu xëy rek ñu ne gracier nañ ko ak bu ñu dee gracier ndax borom dëkk bi mooy choisir gracier ay nit wala yéen ñi fa nekk yéenay xool ñan la ñuy gracier lu ñuy laaj la lu ñu bëgg a xam la commissaire. xam nga man lu may wax samay collaborateur dama leen di wax ne yéen bu ngeen jàppee délinquant waaw da ngay xam nga présomption d'innocence. oui. droit fondamental la. boo jàppee nit. dëgg la boo ko jébbalee procureur. pare nga ci. bu génnaatee. waaw nga gis ko. waaw defu dara amoo droit jàpp ko waaye surveiller ko su defatee dara jàppaat ko yóbbaat ko. dëgg la. grâce droit la. nit boo tooñee am nga droit nga jéggalu. d'accord te boo jéggaloo war nañ la jéggal bu fekkee ne présenté nga condition jéggal ya wala condition réinsertion sociale mooy maanaam condition pour nga mun a dellusiwaat ci nit ñi dund normalement ak nit yi donc moo tax li may wax rek mooy defal sa liggéey ba nga xam ne ni yow lii sa rôle nga assumer ko xam nga la mooy sa rôle mooy nga défendre les citoyens les personnes et les biens maanaam seen am-am ak ñoom seen ni ñu ko expliquer seen yaram. loolu mooy rôle police la défense. d'accord la protection des personnes et des biens. waaye gracier bi yéen du seen. non mooy lu ma la tënkal rek dama ne leen xam nga nit di nga ñëw tey nga ne nit def na benn affaire yow nga def sa enquête nga jébbal juge ba nga jébbal procureur mu poursuivre. d'accord mais juge ba surtout juge d'instruction yi am nañu temps ñoom gën a gëstu yow. li nga indi dëgg la. ñoom aussi bu ñu paree ba condamné ñi nga xam ne ni ñoom ñooy dëkk ak ñooñu. waaw ñoom ñoo mën a xam nit ki. apprécier ne kii est-ce que su ma ko delluwaatee ci société ba dina dundaat comme ñëpp ñu ne nañ ko may seconde chance. très bien mais kii est-ce que aussi su ma ko téyee fii moo gën. su boobaa duñ ko gracier parce que grâce ay conditions la. ay conditions d'accord donc soo remplir les conditions yi. d'accord ci lañ lay bàyyi. te lu ma wax ma ne. man damay contre ñu ne. kii il est lii kii il est lii déedéet. dëgg la dama wax ne ku nekk. maanaam ñu bëgg ko ne à vie lii la. waaw ku nekk na def rôle am. d'accord ñun li suñu rôle mooy défendre nit ñi bu nit ñi amul sécurité rek on a failli. seen rôle nag boo ko xamee yow luy sa rôle mooy ki nga xam ne ni peut-être xamul li ngay def peut-être gisul li ngay def. peut-être kii kooku parfois du mën a comprendre le compte te ñun dafa am benn affaire ba nga xam ne moo nekk si ñun. muy ban mooy. le secret professionnel ak aussi léegi lañ commencé génn. maa ngi ne léegi li muy wax yëpp dafa ko ñàkk mais def yëpp dañ daan tënk. c'est vrai même boo ñu dóor sax ñu nekk ci dëgg. nga jël pour ana benn je me rappelle benn bu may dugg police. ma nekk formation kii am benn kilifa mu ne ma mais commissaire la police a bon dos loolu nag na nga ko jàpp parce que lu bëri bu ñu waxee ñu ne police. donc c'est-à-dire société moo mel noonu police tey boo solee tenue. police kii mais yow ndooy suba bu ma sumee suma tenue bi ñu kii mais ñu ànd mais. lan mooy différence bi ñun ñëpp ci société bi lañ bokk. dëgg la et la police a toujours existé depuis Rome ak antique ba léegi. et la police continuera day continuer encore di exister. te lu ma wax toujours parfois ma je le dis à nos collègues. ma ne ñun ki ñu war a di njëkk a jéggalu mooy suñu soxna yi parce que yow. 2 heures du matin nga yeewu dem. dëgg la ñëw reer mu lay xaar nga takk say daal ne ko. rombaat surtout ñun sax on est habitué parce que. nit ñi moo leen a bàyyi ci mbedd mi aussi yow nga nekk commissaire central mbala nga nekk commissaire d'arrondissement mbala nga nekk commandant de brigade. mbala nga nekk commandant de légion mbala yooyu ak waxuma la de yow boo leen fa bàyyi sax ñoom di nelaw suñu kilifa gën a mag barka démb 2 heures du matin la ma woo non mais commissaire man seen kii ba nga doon teg pel kii gisuma ko fi. ci laa oote ma ne leen waaye yéen ana dispositif pour vous dire que. ñoom ils sont yow booy def fukk. ñoom ils font 30 de par leur présence pour surveiller yow di nga surveiller mais ñoom aussi ils surveillent. lépp pour lan la pour la société. lépp pour lan la pour nit ñi am jàmm. te am jàmm boobu mooy indi économie. am jàmm boobu moo tax investisseurs yi ñëw. am jàmm boobu moo xel yi dal. am jàmm boobu noonu mooy tax dëkk bi mun a développer mais dëkk bu amul jàmm mënul évoluer. moo tax j'appelle tout le monde rek que ñun ñëpp ñu œuvrer ba mun a. mais dañuy wax ne nañuy dénoncer bu dara amee na nga dénoncer. waaye ki nga xam ne ñëw na dénoncer benn fait bu am.
kooku naka ngeen koy protéger ñu bëri dañuy gis dara wala dëkk ak nit ñoo xam ne xam nañ ne ñii doy nañu waar mais dañu ragal a dénoncer yan matuwaay ngeen mën a jël ba nit ki mën a dénoncer ba noppi nekk ci jàmmam. ba pare accès ngeen accessible aussi neex a jot. xam nga tey bu may ñëw. tey bi may oo maa ngi woon ci reconnaissance. c'est vrai. xamu nu mu def oo na xam naa DSP au DGA directeur général adjoint le général. nee naa la seen collègue moom seen collègue la. na ma central la il faut que dem pour expliquer. dama ko woon sama doole nag. donc da woon sa doole. non woon naa ko sama doole. pour vous dire que téléphone yi dàqe. non moom woon naa ko sama doole nag tey. c'est juste pour vous dire que. d'accord. attache suñu kilifa yi. waaw attache bu ñu kii pour population bi xam nga lu tax lu bëri day baax sax ñu expliquer ko. d'accord la police a le numéro 17. 17 boo ko composé day sonné. commissariat par exemple boo nekkee plateau nga dóor 17 ça sonne au niveau du commissariat de plateau. est-ce que dina gaaw a dem commissariat. non xaaral ma expliquer la. ñun léegi dañoo xaaratul dara am ñu déplacer commissariat yi déedéet. boo ñëwee commissariat central dafa am station lii laa am des caméras partout ñooñu H24 ñu ngi liggéey boo nee tag dara am na fële mais bon peut-être mënu ma la ko wax mais jàpp yu gaaw yeeg yooyu c'est parce que. on a un dispositif partout. il y a quelque chose. tey man ak su ma jógoon tey ak mën a départ fi Almadies ma ne war naa yegg Grand Yoff dans 5 minutes mais c'est pas possible mais tey su ma ñëwee ma ne ñu wax ko kii bi station maire bi on est kan moo nekk pont Sénégal pont de l'émergence ou bien pont EMG échangeur EMG mais bu ñu ko taf kooku ñoom ñaar bu ñu converger mais rapidement ñu yegg foofu. idem pour Pikine idem pour fële te dénonciation yi naa la ci mën a expliquer aussi. mooy enquêteur gis nga suñu PV da ngay dégg ñu ne la de source préférant garder l'anonymat xam nga mooy lan source ba xam ne ni dafa préférer garder anonymat. yéen rek yéen ay xam kan. rek ñoo koy xam. d'accord bu ko defee ñu expliquer le procureur ne ko source bi de dafa ne daf ko wax. mais bëggu ci feeñ. donc su boobaa ñun duñ ko ci tudd. parce que source yi dañ leen di protéger tey man sama source su ma ko DG laajee du ma koo wax. parce que damay protéger source ba. d'accord. xam nga su ma la DG dama jox exemple rek parce que DG mooy suñu kilifa ñun ñëpp donc wax li nga xam ne bu loo ko DG laajee doo ko wax waxuma laa ne keneen nga xam ne dina ko laaj. donc source dañ koy protéger et yéen kenn leen jàngal protection source yéen daa ko protéger seen ay sources. yéen journalistes yi. sauf si nag luwaane kii bi nga ko mais ñun source bu ñu am mooy source yu ñu xamal. parce que ñun mënuñu ne fu ne y a une population de combien d'habitants. yow est-ce que mën nga fu nekk nga teg fa policier mais confiance boobu moo tax sànq ma ne la police ñun waa police dañuy gërëm toujours population sénégalaise. ñoom itam ñu ngi nii bu ma toppoon rek. ñu ngi leen di gërëm boobu ba tey suñu xarañ de sur Facebook. population bi la. très bien nu mu amee ñuy yàq. noonu la amee ñuy defar. dëgg la. te ñooñu ils ont le sens quand même gis nga Sénégal ñëpp benn la gis nga bu dara amee. ñëpp ay tënku ay patriotes la pour que loolu mën a. mais dama gis ni waa BER. dañuy liggéey bu am solo mais souvent dañ leen di jaawale ak ay nervi nag ngeen mën a def bañ population bi xam ne ñii groupe boo di dem parce que soo jëlee 15 hommes yu jógee BER nekk BER di def benn affaire automatiquement population bi dañu naan ñii ay nervi lañu est-ce que amul leen mën a xàmmee wala am su demee ba xàmmee leen day yàq liggéey bi. sans ma dagg Ndoye Bane li nga ne nii waa BER daf ma mës a dal ma joxe tegtal rek. dama mës a dem benn soirée defe naa waa Bolloré ñoo ko organisé woon ci salle bi ma gis sama ay doom yoo xam ne ay policiers lañ alors moi j'ai dit nañ ñibbi parce que jour boobu waa li moo fay tëgg ñu ne déedéet ñun dañu nekk service et effectivement soo xamul da ngay wax ni ci civil yi la ñu bokk. mais dañu solu bu rafet ndekete dañuy liggéey. c'est ça waaw. xam mooy lu ma la wax rek nee naa la police man j'aime la police civile. dama nekkoon sûreté urbaine même ci man la bokk sax parce que branche judiciaire mooy sama branche judiciaire xam nga lu tax parce que ñoom ñoo mën a dugg foofu mënut a dugg. dëgg la en tenue ñoom ñoo mën a xam booy wax dama lay expliquer benn affaire bi ma nekkee commissaire Médina en 2009 xam nga moi j'ai fait 1m95 1m91 quoi. mais sama brigade de recherche bi sama taxawaan man maa ci gënoon a gàtt. waaw BER kay benn parce que man j'ai besoin de issues dama la wax naan kuy ñëw il faut d'abord intelligence mais pour les équipes d'intervention il faut mu am benn ñooñu ngay wax boo leen gisee parfois maintien de l'ordre nga leen di gis waaye am na benn kii buñ koy am na yenn éléments yoo xam ne ni tey boo tesoon na ñoom ñoo la kii policier la yow bu la neexee nga jéem sa kaamel ne
kii du policier. dëgg la je m'en rappelle. bu ñuy jàpp ku reyoon mooy double meurtre bu amoon fële mooy ku reyoon ñaari tubaab bi ak kii bi yaa ngi koy fàttali ko wetti ville centre ville. waaw hôtel bi Pullman. mais bañ demee ñu xam ne ñu identifier meurtrier bi ñu xam ne kii kat fu mu ne nii am na nu ñu yóbbee ku niru policier boo ko fa yóbbee mën na la indi fitna xam nga nu ñuy def. di sant jigéen ñi tuuti. dama gis benn jigéen boo xam ne aussi dama tase moom benn jour ma ne ko yow foo bokk ma ne ma yow man may sa élément ma ne ko ah bon la mu soloon laa doon jëm a critiquer waaye ba ma demee ba bëgg a jàpp kële moom la envoyé. macha allah moom moo dem dugg ba ca biir ba ñu mën a ñun intervenir pour jàpp. ça veut dire que élément recherche ay catégorie la. dëgg la. ñii mën nañoo nekk ay pas ñii mën nañoo nekk ay xale ñii mën nañoo nekk ci digg bi ñii mën nañoo nekk kii waa xam nga police recrutement dafa wax ay conditions dañ ne il faut nga nekk 1 mètre nangam pour góor 1 mètre nangam pour jigéen moo tax am na benn taille moyenne boo xam ne ni il faut ñu accepter ko. waaye recherche moom ku ne moom léegi nag bu yenn amee policiers dañuy yore parfois brassard. brassard yooyu la ñuy takk waaye am na yenn mouvement de foule. mënoo fa dugal ko am brassard. parce que léegi malheureusement dañoo dem ci contexte boo xam ne nii y a certaines personnes dañuy bëgg sax parfois attaquer des éléments yoo xam ne ils ne font defuñu lu dul seen liggéey donc moo tax ñooñu aussi je les appelle à dire ñu comprendre ne liggéeyu police du pour ne policier bi la c'est pour la population. waa Biscuiterie yi ñu ngi jooy ñu leen di faciliter. très bien parce que xëy na commissaire waa Biscuiterie yi ñu ngi jooy ñu ngi wax ne baal xaaral. waa Biscuiterie yi ñu ngi jooy nee nañu ñoom tey suñu amee yenn problème yi seen gox dañuy war a yéeg ba commissariat wu HLM et loolu tam léeg-léeg day jur ay yëf yoo xam ne bëgguñu ko. lañ bëgg commissariat. waaw loolu la ñu wax mais année bi ñaata commissariat lañ inauguré Dakar suivre leen da xanaa inauguré nañ commissariat unité 15. waaw inauguré nañ commissariat Mbao. dëgg la inauguré nañ commissariat Yëmbal. inauguré nañ ko ñaata commissariat rek beneen. Biscuiterie fu ñu bokk. Biscuiterie yi mooy Biscuiterie yi am nga. HLM mais ñoom. non xaaral suñu amee problème par exemple kii la ñuy dem commissariat wu HLM. waaw Biscuiterie yi mooy ñetti commissariat. xaaral ma expliqué la waaw Grand Dakar gi. xaaral ma expliqué la man ba nekk commissaire Médina. 2 postes de police moo amoon bokk ci Médina. fu ne nii on a 22 services de police commissariat ak poste de police boo ci yokkee bu Gorée bi ça fait 23. donc yoo xam ne ay commissariat lañ poste de police ak 4 postes de police le reste c'est des commissariats et il y a un programme d'ouverture de 10 commissariats donc zone yooyu yëpp bëgg lu ñu bëgg mooy foo dem am bu yàggul lañ inauguré commissariat aussi ba cité Alou Sow ba pare dañoo jël ay éléments aussi du GMI rapprocher leen population pour la rapidité d'intervention bu dara amee donc Biscuiterie programme la mais man ba ñuy nekk fii ba may nekk point pour revenir boobu ñaari poste police mu amoon mooy poste police bu Grand Dakar ak poste police bu HLM effectif ba fa nekkoon fu mu ne nii boo demee tey HLM effectif ba ñu am te HLM moo doon couvrir yoon yëpp ak Grand Dakar ñoo am léegi HLM commissariat la du nekkatu poste police Grand Dakar commissariat la te yow xam nga Grand Dakar. xam nga dafa daan xew. donc effectif ba. triplé nañ ko. sànq rek liggéey na fa. ma ne ko triplé nañu ko. Grand Dakar. waaw sànq rek doon na fa liggéey point E triplé nañ ko. mbala quadruplé nañ ko. pour vous dire vrai su ma la joxoon effectif bu ma fa nekk effectif bu mu amoon ak léegi effectif bu ñu am ça a triplé. loolu yëpp pour lan pour une forte présence. loolu yëpp pour lan pour rapprocher la population. mais 5000 policiers yi ñu doon recruter ñooñu génn nañu ñu ngi ci sur le terrain ou bien génnaguñu. waaw les volontaires. waaw ñoom aussi recrutement baa ngi continuer te ñoom aussi ñu ngi fi. ñan ñooy nekk volontaires yooyu benn Eva la bu toog rek. nekk citoyenne nekk patriote waaw. xam nga recrutement boo gis rek. sélection la. c'est vrai. dañuy xool ñi nga xam ne apte nañ pour def ko. c'est vrai bu jotee dañu koy annoncer. joxe conditions yi. d'accord pour nga mën ci dugg. mais waa Biscuiterie yi rassuré leen ne danañ ñu ngi ci programme yi mais ñoom ak zone de captage ak. ñoom ak yenn zones yi au niveau de département de Rufisque et dans le département de Guédiawaye yooyu yëpp ñu ngi fi maillage fu amul police di nga am gendarmerie. incha allah te loolu yëpp ñu ngi ñëpp a ngi ci. nee nañu ma Eva bul ko bàyyi kontaan nañu waaye
laajal ñu ko nañu wax tuuti ci forêt classée bi parce que lu ñu jaaxal la. waaw loolu forêt classée bi ñu ngi insister de. damay bàyyi gendarmerie comme gendarmerie nañ ñëw. non gendarmerie dinañ ñëw. bu ñu ñëwee ma bàyyi ma wax gendarmerie dinañ ñëw maa ngi. waaw mais lu ma la mën a xamal daal. waaw mooy si opération yi ñuy def ak ñoom. waaw ñu ngi fay dugg. nee nañ da ngeen leen ragal. non forêt classée non foofu nag ay. non Eva non ma yëgal naa ko nag. ay karaté non uy ma Ndoye. xam nga sànq ba tey da daan Ndoye mais nee na Eva waaw. Eva daf may tooñ. waaw. nee da ngeen ragal waxuma ko waa Facebook nee nañ da ngeen leen ragal. man ragal. réalisatrice nee na da ngeen ragal. mi ngi nii man la moo ragal. waaw xamoo laa gëmul. parce que xam nga lu tax xam nga lu tax. man ma amee 7 ans. wala 8 ans. la ma sama yaay daan yónni may def 7 kilomètres. yenn ko yaay yërëm parce que je l'ai perdu. amiin yaa rabbi waaw ñu la koy jaal oh amiin ndeysaan matagul te un mois sax booba waaw. éclairage amul. est-ce que booba leneen amul. je me suis forgé comme ça. Saalum te gis nga policier yi gis nga policier yi. waaw buñ lay formé. waaw si sa formation di nga dund la xam ne ni yow loolu sax da nga koy teg xam nga lan mooy am. prise de conscience. da nga def yow une prise de conscience. dëgg la. parce que bul wax ne man damaa ñeme rek. c'est vrai ngay tëlli déedéet. ànd ak sagesse expérience day joxe sagesse. justement ba pare li ngay def nga teg ko ci norme d'intervention. ndeysaan. mbala condition pour faire des patrouilles. yooyu yëpp ñu ngi ci. mais foofu waa BIP ak waa GIGN mën nañoo régler problème boobu rapidement. non xam nga Ndoye. waaw. man de liir naa fi nag am na benn njaayeen bu ne fii léegi ab Ndoye Bane dana la gën a expliquer. waaw la collaboration ak aussi le maillage sécuritaire. foofu noonu mais yow ñaata la fa gars yi dugg nangu ay jaasi ñaata la fa gars yi dugg nangu ay. mais des fois ñu rey fa nit ba mu. non Ndoye. ba mu yàqu Ndoye loolu lépp ay supputation la. foofu noonu. yooyu ngay wax noonu. bu subaa waaw. bu commandant les eaux ñëwee mbala beneen jour. bu ñëwee. commandant les eaux nga laaj mën naa ñëw ko dafa nga xam ne ay yoo xam ne nii ay man xamul ma lu ñuy wax. daal soxla nañ leen fi dalal fii moom assise la ñu def rek di leen dalal ci wareef waaw. police dina ñëw 2 semaines ak yéen. na gendarmerie dina ñëw ñoom ñëpp dina ñëw mais dama li ma bëgg a wax mooy tey par exemple. foofu noonu waa BIP mën nañoo régler problème bi waa GIGN. mën nañoo régler problème mais man grotte yi. grotte nga wax de. voilà comme ca jamonoy maam. soo demee géej. waaw ci suufu géej gi am na ñu fa dëkk pendant des années ay ati at ña nga fa. wetu kër mi ay xale yi ci biir Dakar. naam. kii nag le inspecteur xam ngeen ko noonu wax. bu ngeen ñëw bu dindi ko parce que xam nga lu tax. grotte yi. yow bu dee am nga jot. ngoon boo bëgg ñu dem. rasé nañ yëpp. gis nga grotte yi. waaw rasé nañ ko bu yàgg te gis nga léegi xam nga maa la waxuma la grotte yi de. mooy wetu Anse Bernard. non xam naa j'étais au point E. d'accord. non grotte yi mooy les dents de la mer lañ ko doon ooyee. grotte yi mooy boo rombaan boo wàccaan. waaw fii hôtel. ginnaaw Pullman Radisson. waaw Radisson non foofu corniche est la foofu moom amul loolu. grotte yi moo doon fii soo wàccee Radisson. nga jël à droite. grotte yi moo doon dem ba continuer ba romb Olympique Club continuer. bu njëkk dafa amoon ay zones yoo xam ne nii difficile d'accès la woon. délinquants yi dafa nëbbatu. mais loolu ça fait plus de 10 ans. loolu disparaître na. mais nekku léegi déglu ma lu ma la wax kay c'est clair parce que man wàcc naa fa ay yoon ak éléments yi ñëw fa. ba pare foofu la nuit y a un dispositif. waaw du gis naa oto bi. du gis nga ko. bii ci guddi rek. dispositif boobu noonu. bu njëkk xam nañu naan def ñoom xam nañu naan def. non démb ci wetu. non xaaral ma expliqué romb naa oto bi ci wetu foofu ñuy maase. non xaaral ma expliqué la waaw mooy bu kii bi bu la dame la. Wardini waaw. pour vous dire vrai ñuy liggéey foofu ci descente bi noonu. romb naa leen xam nga loolu amu foon. waaw déjà loolu dafa amee rek sécurité. waaw côté voilà secteur ak boo demee aussi la dame Oumou Sow je pense kii. Oumou si Collé Ardo Sow am na fa kii te léegi la ñooñu. moo gën a ragal ñëpp nag ak a ragal. y a une forte présence ba pare am na sécurité boo xam ne nii. bu njëkk dañ fa doon teg sécurité. juste ay bu dara amee maanaam. ñu ne ngoon jot na ñu teg fa sécurité. d'accord mbala ñu def dispositif de patrouille mais dañ ne non loolu dañ ko dindi. sécurité bu fa nekk H24 la. maanaam 24 heures sur 24 mu nga fa. parce que la zone est très sensible et stratégique. et unité boobu non seulement du pour lutter ay gànnaar c'est pour lutter même au-delà de ça. parce que dispositif ba fa nekk am na dispositif pour loolu am dispositif antiterroriste. ba xam ne mu nga fa. parce que y a aussi la protection hôtelier tax. de la des hôtels. et de la mer et aussi de la corniche. voilà foofu parce que man commissaire am na benn fait bu juddu nag. gis nañ ne population bi jug nañu di fajal seen bopp. waaw. loolu bëggoon nañu ngeen wax ñu ci yéen seen xalaat
parce que Awa Diop bu demee këf léegi dañ koy téye dóor ko mën na ñàkk bakkanam lan ngeen ci population bi ngi fajal boppam. su agresseur rayee léegi nit. nee nañu on est très fatigué balaa commissaire ñëw ñu defar ko bagage ah mais way non xam nga boobu commissaire day wax. waa droit de l'homme génn di wax. c'est que droit de l'homme c'est que Eva il faut nga bàyyi ma wax ak waa droit de l'homme. waxal maa ngi lay dégg. mënuñu tout le temps di défendre les malfaiteurs. droit de l'homme semaine ni ngi nii agresseurs yeeg sàcc yi ñi ngi rey nit ñi defuñu communiqué génnuñu. su fi benn policier defoon erreur. ba rey fi ab benn malfaiteur ñu génn def communiqué. sànni xeer gendarmerie sànni xeer bi te ñoom duñu wax mukk su population bi di souffrir. nañ bàyyi nit ñi ñu liggéey. def maanaam régler dëkk bi kenn du fajal sa bopp gaa mais tamit sàcc bu ñu fi jàpp ci koñ balaa commissaire a ñëw il faut waa koñ bi ñama ñu defal la bagage. waaw il faut ñu defal la bagage dina loolu day rek il faut ñu mos ñu bàyyi nga tontu ci il faut ñu mos waaw xam nga il faut ñu ñam la ñam yu neex. sànq maa ngi la wax ne la rappelé waa rek que sécurité ñëpp a ko moom. sécurité pour ñëpp la te. lan mooy danger luy danger fajal sa bopp. waaw mooy nga def erreur. dóor ko xam ne ni dara bokkut ci. wala dóor ko xam ne ni yoonam nekku ci. nit ki def infraction yow nga jéem a def justice. nga fekk sa bopp ci prison te doonte ca njalbeen ba kële moo def erreur. voilà mbala aussi ki nga foog ne def na sax deful. ah oui. waaw parfois. li ngay wax ci présomption d'innocence on peut se tromper. waaw nit parfois dina def benn kii rek jéggi rek benn waaye yóoxu ko sàcc mbala yóoxu ko nangam. waaw entraîner la foule ñu def. wax nga dëgg nañ may service yi nga xam ne ni ñoom lañ dédié pour ça. ñu mën a def enquête bi. bu ñu defee enquête parce que ku rey nit. def te defu dara conscience lay nekk ci yow même bu fekkee nit bu dee nit ku normal nga quoi. parce que bu dee nit ku normal nga rey nit defu dara dana nekk conscience ci li ñuy def droit di wax ne ñoom sax tëj bàyyi ku def dara moo leen gënal tëj ku deful dara xaw ma ndax noonu lañ koy waxee defe naa. am na nu ñu koy waxee waaw. mieux vaut libérer. kii que de condamner un innocent. waaw ñoom daf leen di naqadi. waaw mieux vaut dañu nga libérer ki nga xam ne nii def na. waaw mooy gën. nga condamner benn ku deful dara xam ne nii deful dara. dëgg la parce que tooñ moo dee waar. waaye nag gis nga bu ñu société organisation la. dëgg la gis nga culture violence baaxul. dëgg la. maanaam te violence culture mën na commencer si sa kër. Eva am na kër yoo xam ne boo demee. doo dégg mukk bu sa papa waxee kenn ku yëkkati voix ci kaw. société sénégalaise dafa am nu mu tënkoo. nga dem ci yenn kii yoo xam ne ni pour ñoom peut-être yaay ji sax mën na nekk di xuloo ak doom yi xëy na garaawaluñ ko. waaye boo génnee respecter norme société respecter norme société mooy Ndoye Bane nii lay doxee yow nii ngay doxee mën naa respecter li nga xam ne moom lañ tënk pour ñun ñoom ñu doxee doon lu ñu tënk mooy ku jàpp nit nga xam ni def na jël ko jéggal ko yóbbal ko yoon. yóbbu ko ci xalaat nga ne moo def jël ko jébbal ko yoon. soo fekkee bi muy def nag nga jàkkaarloo. su fekkee ne waaw mooy buy def gor jaasi dóor nit jaasi ba mu dee yaa ngi ci teg sa bët. xam nga Ndoye mooy lu ma la wax rek ma rappelé te ba pare ma rappelé la ko. dafa am la xam ne nii nee la société moo tënku ci sécurité dafa am la xam ne lu flagrant yow boo ko gisee nga mën a intervenir da nga war a intervenir mais dafa am benn vidéo bi moom mos a un peu choqué vidéo bi y a quelqu'un qui était presque mourant je pense malade mental ou kii bi. les gens au lieu d'appeler les secours au lieu d'appeler la police. ñu filmer taxaw di filmer pour def direct. waaw dans les réseaux sociaux. non. bu finalement balaa ñu koy wax ça s'est passé je pense à Fass je pense balaa ñu koy wax service police mbala santé ba ñu ñëw presque waa ji dee na gis nga l'effet de ñu doon filmer mbaa xàmmee nañ leen rek. l'effet de média ak direct. donc il faut nit ñi di jël priorité bi ci sauver la personne. que mu nekk accident que mu nekk leneen. très bien sauver nit ki. moo ëpp fuuf milliards yi nga mën a am. ci peut-être diffuser la xam ne ni kii la société la. un autre aspect mooy lu ma la wax rek loolu ma indi parfois sensationnel. donc le sensationnel mooy c'est ce qui est recherché nañ ko rey nañ ko nangam et société du doxee noonu su fekkoon ne société noonu la doxee du ñu créer ay normes kon nañ kay. nekk nañ dem dans la jungle rek.
bu baax société du am. société boo gisee ñu créé norme te parce que dañuy wax ne nii la ñu war a doxee. noonu la war a te nit ki il faut ñuy tënku ci ay règles. bu ñu tënkuwut ci ay règles rek donc jaay doole day am. jërëjëf commissaire central ñun am na leneen lu ñu jaaxal nee nga sànq dañuy woote 17 bu ñu woowee 17 rek incha allah police dina ñëw. mais ñëpp a ngi jooy lenteur bi. nee nañ police dina ñëw waaye dafa dul gaaw. waaw loolu ñu ngi koy jooy. waaw xam nga mooy jamono yi nag faaw mu gaaw parce que. doy na waar mooy lu ma la wax rek. il faut ñu wutal ay moto comme waa sapeur. waaw comme mooy lu ma la wax rek. fu mu ne nii boo demee ci zone yu bëri y a une présence policière. d'accord xam nga parfois. luy compliqué un tout petit peu dans les quartiers ou dans si quartier yu bëri da nga ñëw par exemple nga ñëw nga ne ma am na lu xew. unité 22. boo ñëwee boo ci unité 22 gaaw leen. yow bu dee joxe ma point précis. mun naa ñëw unité 22 di wër rek waaye boo mënee unité 22 par exemple tey identification d'un certain quartier moo gën a yomb par exemple tey Dakar Plateau wala Sicap ay Jëppal yenn quartiers yi mun nañu wax ne peut-être yenn boo ñëwee ci yenn zones yi. unité 22 même parcelle c'est bien ak yenn zone yëpp yu bëree bëri mais di nga dugg tey ñu ne la tel quartier bu dee ne ku la oo dafa la oo rek dafa oo rek raccroché explique lu la exactement pour nga xam yow emplacement bi mun nga wër ba xaw a sonn. yàgg ci yoon bi. mooy kuy joxe. man je le dis toujours même kuy def déclaration dama la wax ne parfois quartier bu ne rek mbala kii bu nekk rek am na parfois repère tey y a des hommes publics dans kii public bon homme public jigéen ñi aussi ay société ay agence ay banque di nga mën a identifier wu nga ne ma boo ñëwee de Jëppal boulangerie jaune mbala nga ne ma Médina rue 22. nit ki dafay tiit parfois bu ko defee bu amee. voilà tiitaay boobu tiit ba nga xam ne doo xam looy wax. moo tax nañ jël le temps. si possible. expliquer waa ji fan lay ñëw. d'accord ba pare aussi ñun chaque jour ñu ngi gën a ñaax. éléments yi ak policiers yi. mais tamit. mais tamit Eva léegi nag kii nee na moom dafa bëgg moom tam indi ci xalaatam dafa bëggoon état bi yokk budget wu police ak gendarmerie mu créer ay brigades d'intervention rapide waaw daa dee jënd oto yu ay véhicules yu bare bu ko defee nag police tam di def ay rôle wax état bi war naa koo yokk xaalis bi dama leen di wax li ngeen xam ne yéen mënu leen mais dafa mel ni léegi sax police dafa xaritoog population bi parce que am na jamono yoo xam ne léegi sax xam nga il faut état bi gën a jàppale police may ko doole éléments yi nekk sur le terrain xam nga seen xel mën a dal yaa ngi mos a ñu waxtaan un jour nga ne ma su fekkee xaalis nga bëgg mënoo nekk policier. su fekkee xaalis nga bëgg tamit mënoo nekk journaliste Mame Less Camara ma ko xool. looy wut bu jiital ca xaalis yàq nga ko. su fekkee xaalis nga bëgg. xaalis da lay dab day ñëw mënoo nekk policier. mënoo nekk gendarme mënoo nekk yu bare bare. mais état bi moo leen war a jàppale. chef yeeg seen éléments yi nekk sur le terrain. yokk seen salaire yi. am ay indemnité drogue bi ni muy duggee ci Sénégal garaaw na sunu doom yi sunu jarbaat yi tox nañu yàbbaa ba réer. di drogué wu di jàmm. mooy tax ñuy am fitu jàkkaarloog di jam ko paaka wala dóor ko jaasi. loolu tamit war ngeen ci wax beneen bi mooy war nañoo leen a may doole ba nga xam ne police ak gendarmerie. ñu war a mën a liggéey ak maire yi. ut ay caméra de surveillance man dugg naa ci yéen seen si yenn service yoo xam ni. seen yenn service dugg naa fa gis naa yenn quartier yoo xam ni ci sa bureau ngay toog xam Sandaga xam yenn milieu. am na ñuy laajte sax ndax police digitalisé na. voilà c'est ça non dafa yaatoowul nag. d'accord policiers yi am na ci. yenn yoo xam loolaa dafa yaatoogul yoo xam ni soo toog da ngay gis Ndakaaru mais loolu dañ ko war a yokk kat yi foo toog soo dee commissaire nga nekk par exemple Tivaouane wala nga nekk Guédiawaye sa bureau ngay toog di gis Guédiawaye gi yëpp. yooyu war na lu mën a am la toog police su jëppal Derklé yëpp yow commissaire nga toog fi nga toog di gis lépp li xew ci sa jëppal Derklé foofu la jamono di toll donc état bi moo leen war a jàppale ci ay moyens yoo xam ni da ngeen di toog fi ngeen toog la xew buntu kër Eva ngeen teg seen bët éléments yi dem régler loolu yaa ngi mel ni mais agressé rek daw dem tey waa Facebook loolu la ñuy jooy c'est ça ñu ngi mel ni ñoom ñoo leen solol toge fu mu nekk ni di leen plaider non xam nga waaw Eva allez-y xam nga sànq ne naa la moyen
yokku na ak doole. d'accord. moyen moom yokku na ak doole te sànq maanaam sa gër xam nga lan inspecteur bi. il faut ñu retirer ko. mettre ko à jour. parce que bu ñu ko retiré nañ ko mettre à jour. retiré naa ci am dafa tukki woon. lu bari retiré naa ko. waaw il faut une mise à jour. waaw lu bari retiré naa bëf parce que centre bu nekk école de police mais vidéosurveillance la. d'accord chef Dakar bi ngay dégg waxuma la léegi da nga kii mais boo demee tey ministère de l'intérieur. salle vidéo sa day mu ngi fa toog de. mun na laa woon léegi lu xew Juma Touba. jàkkaarloo moom waxuma la Dakar. d'accord. donc l'État est sensible à ça xam nga lu tax ma wax la ko. nee naa la dëkk mënul développer sans sécurité. mënul ne bu sécurité doxul dara du dox. dëgg la te Sénégal la position stratégique du Sénégal ñëpp xam nañ ko et les autorités sont sensibles à ça ñi kilifa yi nga xam ne ñooy porter ki waxu sécurité. à commencer par le président de la République et ministre de l'Intérieur ministre des Forces armées ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ba nga xam ne ni li affaire sécurité priorité la. gis nga Ndoye Bane investisseur buy dugal ay milliards am te laajte ndax fa am na sécurité te évolution am na xam nga évolution nag munoo boo départ ni da ngay yëg pas en fonction des priorités du ne dañuy jël xaalis état bi yëpp ñu ne noonu nañ jënd ay kii moyens waaye yow fu nekk nii tey pour vous dire les moyens yi police amoon gendarmerie armée conscience bi parce que aussi nañ waxante dëgg les pays qui nous entourent ça bouge un tout petit peu. yaa ngi dégg affaire yi am Sénégalais il faut ñu gettaru boobu mooy tax yu bëri ñu mun ko fànq te autant stratégie yu bëri dafa am fu mu ne nii gis on salue le travail des autres forces mais aussi du directeur de la sécurité publique de tous les directeurs de police et kii bi parce que. conscience boobu xam nañ ko. chaque fois dañu motiver éléments yi motiver les chefs pour que engagement bu ñu am gën a bari. engagement bi gën a dem à fond liggéey nag métier nag da nga koy bëgg. li ngay doon. da nga koy bëgg. le policier l'homme de tenue mais da nga ko bëgg yow xam nga ko chaque kii ba lañ lay jàngalee ne la yow lan la parce que dañ la sélectionné ci ay nit. donc yow bu ñëwee ñu yëkkati tey rek état bi ñëw ñu lay fay yow kee yow nga jël xaalisam ñuy cotiser ñu lay fay mais yow aussi war nga xam ne population moo la fi teg. donc tu dois tout faire pour protéger cette population. très bien. formation ak ñoom Eva def nañ ci émission presque un mois formation bi nee na souvent dañuy critiquer policier bi ci ñi mënul accueillir nit soo demee ci yenn commissariat yi soo ñëwee di pour légaliser sax da ngay tiit. soo ñëwee pour porter plainte sax yow leen tooñ da ngay tiit accueil police. waaw xam nga dafa am ay points yoo xam ne ni toujours day ñëw accueil les policiers sont nangam lépp mais lu ma dama la wax benn affaire ma ne la Ndoye yaa fa am benn phénomène bu am importance mooy éducation nit ki. nit ki surtout. la police te forme. excusez-moi. la police daf lay former. su ma nee police nag général la rek dañ lay former dindi ci yow lu bari. xamal la lan mooy sa mission. waaye nit ki parfois tey dina xëy xuloo ak jabaram indaale maire boobu ca poste de police ba chef de poste ba moo war a xam ne kii nekkul. mu dindi ko. le temps peut-être nag mu koy dindi xëy na mu recevoir Ndoye Bane recevoir Eva mais priorité la ba pare ak ci organisation par exemple tey boo ñëwee commissariat central ak yeneen commissariat yi je donne un exemple rek ñi nga xam dañuy ñëw pour légaliser am na fa ñuy jaar. ñi nga xam dañuy ñëw pour affaire auto des trucs 4e section am na fu ñuy jaar ñi nga xam dañuy ñëw pour compagnie circulation seen attestation seen ay permis am na fu ñuy jaar. c'est vrai. ñi nga xam dañoo ñëw nag pour ay plainte am na aussi fu ñuy jaar parce que au sein du commissariat am na brigade des mœurs et des mineurs. dama kii benn ma toog ma nekkee fi ma ne leen non mineur. bu duggee ci biir commissariat nañu créer conditions yoo xam ne ni bu la neex après da ngeen war a visiter parce que seen émission bi da ngeen war a visiter d'abord bu ngeen visiter woon du ngeen comprendre lu bari ma leen mineur bu ñëwee tey il faut mu dugg ci commissariat bi comme si mu ngi dugg ci benn école wala mu ngi dugg ci benn centre. mun nga ñëw yéeg mun na mineur bi yéeg bay yegg du gis xam nga ku muy gis ci homme de tenue mu sol police tenue mooy ku nekk derrière le comptoir
derrière le poste de police bi nga xam ni sax créé nañ ci benn ba xam ne boo ñëwee sax yow doo am benn psychose. waa mineur ñoom duñ sol tenue. non essu kenn du sol tenue. très bien mooy yeneen boo demee ci commissariat yi c'est la même chose au niveau de Guédiawaye c'est la même chose au niveau de Rufisque. très bien ba pare on instruit toujours les chefs de poste ak ñeneen ñi pour ñuy gën di xam ne. ubbeeku lu leen fa teg du ñoom population bi la. très bien drogue bi yàmbaa jeeg yooyu. ñu bari ci dëkk. xaaral waaw xam nga foofu waaye mën nga ciy cof rek. on a 820 quelques personnes 622 personnes interpellées et plus de 800 et quelques kilogrammes saisis de drogue. Parce que ça veut dire que loolu mooy statistique direction sécurité publique waxuma la statistique OCRTIS parce que ñoom ñooy spécialisé wu pour loolu. donc moo tax yooyu noonu bàyyi ci xel xam ne nit ñaa ngi ci taxaw bu baax a baax a baax. te ñu bëri façon drogue bu nekk na ngay gis. waaye permettre ñu leen ñu xam nga 600 et quelques kilos depuis 4 mois ou 5 mois xam nga ne c'est ça veut dire qu'il y a une maîtrise de ça. et plus de 800 et quelques personnes. est-ce que booy yi ngeen di daw mais ponkal yi mag yi nga xam ne ñuy yore drogue booy yi rek ñuy tux joint yi rek la ñuy. non mooy Ndoye Bane. ñuy jaay njaay mu ndaw mi. Ndoye Bane mais yàmbaa ji comme gerte caaf. Ndoye Bane léegi nag moo comme 3 mois nga jàpp 800 kilogrammes. waaw yaakaar naa du ko ndaw. jàmbaar nga. parce que waxuma la nombre de cornets yeeg nombre de joints. waxuma la ay kii de ay cornets laa la wax de waxuma la ay cornets waxuma la ay joints de. ay kilogrammes laa la wax. waxuma la ay joints ak ay nangam naan waaye nag Ndoye. ay jàpp joint mu la yóbbu ci jàpp borom kilo. waaw soo jàppee boo jàppul borom joint. mu yóbbu doo xam ku ko jaay. waaw ki ko jaay. waaw ku ko waxee ku la jaay. ka ko jaay enquête noonu la demee. te yëpp bi daal noonu rek la mun demee. te ba pare keneen ka jaay keneen ak. waaw parce que jaaykat bi ak kii léegi nag nga def nag kii nag kilo yu bëri nag mooy berkaatu démb rek gars yi jàpp nañ benn gaal bu teeroon gars yi jàpp ko éléments yi pour vous dire que au niveau de Guédiawaye. mais baar yi doo leen jàpp baar yi soo leen jàppee ñun te bàyyi baar yi. booy ku mu ne naan say kanet ba mu baar aussi su ma la waxee mooy xam nga mun naa la jox statistique boo bëggee. ñaata baara ne Dakar pour nga xam. waaw donc bari leen de. hein Babacar sax ñu bëgg ubbi baar. man daal li may def mooy commissaire central dañ lay bàyyi nga tënk sa waxtaan ndax waxtu bi dab nañu waaye El Hadj Papa Anne nee na seedeel na ko ne Eva invité ngeen commissaire bu mën a liggéey waaw loolu daal la wax macha allah et waa Facebook aussi maa ngi tooñ sànq ma ni dafa mel ni léegi population bi sax dañoo mujj léegi jubóo ko waa police donte ba suñu nekk noonu mais ñu ngi leen di féliciter. am na ñoo xam ne message yi ñëw wax dëgg yàlla suñu police bokk na ci police bi gën ci Afrique et ça ñun ñu koy lire rek c'est une fierté pour nous. ñu ngi leen di remercier da ngay dégg population bi ku ñu bëgg a jàpp la. ku ñu bëgg parce que ki toog fii moom nee na tekk jéem nañu xaabaabal mu ne nii rek. ni kanam gii ngay gis nii ci télé bi soo ko fekkoon ca bureau ba kam nga génn yàlla bu ma fa dem kanam nga gis baax na bàyyi rek ma lay yebal ci ñoom naan la Ndoye Bane woo non mais Eva man bëgg naa quand même nga ñëw gis ñu parce que xam nga lu may wax rek mooy ñun ñëpp ci société bi lañ bokk dëgg la ba pare gis nga kilifa yi ñu ngi def lu ñu mën dëgg la pour que sécurité am Sénégal et ñëpp ci conscient d'accord population sénégalaise nañu wóolu seen police seen ay doom lañ seen ay frères lañ seen ay sœurs lañ merci ñun ñëpp bu ñu œuvrer rek pour Sénégal jëm kanam la incha allah te lu may wax toujours dafa neex nga añ ba suur lekk sa ceebu jën dëgg naan sa ataaya wallaay tàllal say tànk jàmm heure bu la neex nga génn dox nu mu la neexee wallaay doxantu ba heure bu la neex nga ànd ak say doom ñëwaat ñibbi sa kër boo koy def gisal ne am na benn policier boo xam ne mu ngi toog ci naaj. macha allah man parfois damay toog samay doom duñ may gis moo tax toujours ma wax ne nañu jéggalu suñu ay soxna ñu. dëgg la jërëjëf parce que liggéey bi moo ko laaj. parce que ñun dañoo jox suñu bopp population sénégalaise. mooy tàggatoo te yow li ngay def gis nga yow coono bi nga xam ne yow mu ci suuf yaa ngi koy daj. sa chef a ngi daj lu ko gën a métti. dëgg la parce que moom aussi responsabilité nu mu gën a xam nga responsabilité ku gën a yenu ca kaw mooy gën a diis rek. ne ku ko déggal ku gën a nekk ci suuf mooy gën a mooy yenu ñëpp ci kaw. léegi ñoom ñooy yenu ñëpp bu ñu yenoo nag na leen Sénégal yi jàppale. jërëjëf moom la mami li ngeen naan bu tegle jubee. waaw ndap li jiitoo taxaw bu baax. très bien kon boog jërëjëf commissaire central kontaan nañu lool. jërëjëf ñu ngi lay remercier di remercier waa police yëpp. comme ni nga ko waxee boo fi teewee. kilifa bu mag bee la fi bàyyi nga ñëw.
kon ñu ngi jël suñu nuyoo itam di ko teg ci loxoom macha allah di leen nuyu ñoom ñëpp macha allah. Ndoye Bane ñu baax na de. ñu bàyyi waaw jërëjëf rek sant Sénégalais yi rek. très bien wax leen ne police daal ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp c'est la ñun ñëpp benn lañ. ñun ñëpp Sénégalais lañ. ñun ñëpp ñoo moom suñu réew. ñun ñëpp ñoo koy défendre. jërëjëf. lu leen naqari nag aussi ci police am na fi ñu ko jooyee te buñ ko jooyee kilifa yi dinañ jël seen responsabilité. incha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant. merci. asalaamaaleykum. ñun ñoo gën a kontaan Ndoye Bane kontaan nañu ci sa retour ne mission bi ma la santoon teel nga ko dox. waaw noonu man la seetal ma sa collègue yi noonu laa la ko sama gars yi waaw ma lay ni may remercier commissaire Dramé ak waa service public. merci ñoom ñu yore communication police. di remercier DGA bu baax a baax ci yombalal affaire yi. jërëjëf dëgg yàlla ak policiers yi nekk sur le terrain yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. li ci jublu mooy dëkk bi am jàmm population bi tamit gën a jàppale policiers yi. policiers yi gën leen a jàppale parce que suñu population bi suñu jàppalewul police du mën a dem. parce que information wala renseignement ki la koy jox. policier bi su leen population bi joxul renseignement joxu leen information duñ mën a liggéey. dëgg la donc ñuy wax rek ginnaaw kenn mënul dem bàyyi sa morom. ñuy jàppale su jàppalante suñu bëggee dëkk bi am jàmm. très bien voilà te population bi tamit ñun nit ñi yar seen njaboot yi. nit ñi leen yar seen doom yi yar seen njaboot seen doom yi ñuy xam fu ñu ne mënoo yor doom jàmm 15 ans. suba ba ngoon jot xamoo fu mu nekk. jàng na wala jàngul xamoo ci dara nga jékki-jékki ñun la jàpp nañ ko fee ndax da doon agressé nga naan sama doom du sama doom nangam fekk sa doom yàgg naa agressé dañ koy doog a jàpp. dëgg la donc na population bi bàyyi xel ci njaboot gi. tey boole. mën ngaa baax lool fekk sa doom a ngi toj dëkk bi te yëgoo. ñëw tëdd di la indil xaalis boo xam ne xaw ma fu mu koy jëlee mu naan la damay liggéey ak sama ndijaay dee wala ko man fekk agresseur la. sama benn rakk bu jigéen maa ngi koy nuyu danaa denc tur bi nee na ñun yaay yi nañu bàyyi di ne sama doom fu ne ma taxawaay fu ne la ma taxawu xaw ma ne la sam maam daan def bu xale bu jigéen ñëwee dikk di ko may nga nekk ci kër gi di sëtam boo sëyul mu ne la téyel sa xaalis ndax yow waroo mën a am bay maye même boo doon liggéey danaan la yow waroo joxe yow xaaral ba am kilifa ba nu yor la xam nga loolu waxu maire yi la ndeysaan tekki moo ñu sonal dëgg la soo baaxee jërëjëf te amoo alal. wallaay ñu ni tekki woo. kay nga am alal bon ñu ni tekki nga. mun a moo tekki moo yàq réew. wax nga dëgg parce que ñëpp koo ci gis ne damaa bëgg a tekki. dëgg la jàngal alxuraan ba yéey kayit baax loolu yoroo dërëm den naan la tekki woo. dëgg la nga toog jàpp sa njàmbur ak sàccoo fenoo agressé woo jàpp nga sa njàmbur di liggéey di wàcc di amos tuut di ko dunde sa njaboot ñu ni tekki woo. subhanallah wallaay. léegi diw rey na nit dafa bëgg a ngénte diw rey na nit dafa bëgg takk jabar diw rey na nit dafa am tontine bu mu bokkoon wala yaayam a ko doon xaar yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel bu baax a baax day mel ni ñu doon laajee suñu doom yi nga xam ne ñoom mënuñu ko ñu gàddu yoonu géej gi di dem moo tax yaay dafa foor lool nañu gisante waat suñu biir gën a organiser wu te itam jàppale waa police jàppale ñu ku ci dëkk ak nit koo xam ne xam nga ne kii dafa xaw a doy waar na nga dem ndànk ca police ba boole ko yooyu yëpp dafay yombal seen liggéey wàññi yenn yëf yi am ci dëkk bi Mia Ndour yow itam ñu ngi lay remercier bu baax di remercier ñi nga xam ne ñoom nga nekkal ca régie ba am na nag sunu doom boo xam ne dafa réer du ñàkk nga mun a dugal benn élément ci moom bu dee yor nga ko waaye boo ko yorul itam moom mi ngi tudd Amadou Ndiaye Amadou Ndiaye ak Amadou Sy di doomu Moro ak Kadja Gueye ku ko gis nag waaw mangook xale bu réer la mi ngi tudd Amadou Ndiaye di doom ci ki nga xam ne mooy Kadja Gueye ku ko gis na woote ci 78 256 37 86 78 256 37 86. nañu def déclaration aussi commissariat wala brigade bu gën a jege. nañu def itam merci commissaire yéen faaw ngeen fi teew nañu def itam déclaration commissariat bu gën a jege wala brigade bu ko defee ñoom tam ñu mun ci taxaw bu baax a baax. ku ci amati xale bu réer na nga gaawantu def loolu. def déclaration ci commissariat ba wala ca brigade bi gën a jege Mia Ndour kontaan nañu macha allah nii la ñu tijjee thème bi mbokk yi. ndax li xew ci dëkk bi faaw ñu wax ko ni ñu koy waxee lu defu waxu moo tax ñu invité ñi nga xam ne ñooy policiers yi suba ñu woo gendarmerie gannaaw suba ñu woo ñi nga xam ne itam ñooy taskatu xabaar yi nga xam ne dañuy dem ci terrain bi ak képp anthropologue yi sociologue yi ubbil nañu leen sunu ay bunt ku ci am loo xam ne rek bëgg nga ko wax na nga jot Ndoye Bane waxtaan ak moom ñu invité la fii ndax dañuy def benn bu ñu sañoon ne assise la ñun ñëpp ñu bokk waxtaan
xam nu ñuy tëralee incha allah yal na yàlla defal ñu ci jàmm defal ñu ci succès bu rëy a rëy li nga xam ne moo ne ci Sénégal te kenn xàmmeewu ko fi jóge fi ak jàmm ñu ngi leen di balu ak di leen jox rendez-vous suba may remercier waa Jima Shop macha allah madame Mbaye merci à toi rendez-vous suba ak cofeel gudul jeex jërë ngeen jëf.